أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى خبره في الخبور وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله di sant yàlla bu baax di ñaanal yàlla sëñ Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké yàlla na fi yàgg lool te wér ak xalifa Baye Fall yi ak mbooleem xalif généraux yi dinaa si dellusiwaat tuuti di gërëm di nuyu Serigne Cheikh Mbacké Serigne Gaynde Fatma Serigne Cheikh Mbacké di ko nuyu bu baax a baax a baax suñu sëriñ la ñoo nekkandoo woon UGB sa daayira Mafatihul Bichri muy suñu kilifa Mbacké ñu ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay di jégalu toog bi ñu toog si kaw si sa wet di félicité sëñ Cissé ci conférence am bu pertinente bi muy door a terminé nii nga xam ne jàngal nañ ci lu bari di gërëm mbooleem fédération Mawahibul Akyaas yi ci confiance bi ndax lépp mën nañ ko fay ba mu des confiance par l'entremise wala l'intermédiaire de Serigne Saliou Diagne mi toog fii ak sëñ Ablaye Ndour nga xam ne ñoom lañ doon coordonnel di félicité sëñ Modou Niang ci bilan bu positif bi di ko gërëm di ko remercier pour congrès yi ñu mës a bokk ñun ak ñoom ñëpp di gërëm ñëpp 1895 la fi jàmbaar ju mag jàmbaaru jàmbaar yi jëwriñu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jaaroon fii ci gaaru Thiès fii ci maison des finances à la gouvernance de Thiès je parle sous le contrôle des historiens bi mu nekkee ci loxo tubaab bi jóge Ndar jaar Tiwaawan seet mbokkam ma Seydi Hadji Malick jaar Thiès bi mu agsee ci gaar bi daf ni nañ ma wool Tafsir Ahmad Baro Njegen mu ànd ak doomam ja Alaaji Moodu Njegen dem wuy ji ko ba ñu agsee ba dëgmal néeg bi sëñ bi dafa xaddamiku ñetti yoon ni ana kooku waaye juróom-ñaari atam yi matagul ñuy dégg tànkam yi sa lawul mahfuz Alaaji Moodu Njegen la doon wax kon foofu dañ fi baras ndi ko rek ngir feddali wóllëre lii buñ ko organiser Thiès war nañoo wax ni maam borom Touba wóllëre Tafsir Ahmad Baro Njegen bu Thiès la woon ñëgën la ko daan wax Ahmadou Baro ñëgën ni ko jàpp loxoom ba ni ko yàllaa ngi may seddaloo ni sa cër yi benn mosu see mooy yàlla di gërëm ñépp liggéey bu ne liggéey bu mënti doon mën ngaa xam kañ lañ lay fay mën ngaa xam ñaata lañ lay fay mën ngaa xam fan lañ lay fayee mën ngaa xam naka lañ lay fayee moo xam virement la wala chèque mën ngaa xamit mën nga xam naka lañ lay fayee mën ngay grève mën ngay décourager mën ngay démotiver waane dafa am liggéey spécial boo xamante ni si boo koy def doo grève doo démotiver doo ñaxtu doo xam naka lañ lay fayee doo xam kañ lañ lay fay doo xam nuñ lay fayee muy xidma ndax xidma c'est un service spécial ba nga xamante ni si la personne qui le fait est spéciale l'acte est spécial le rétributeur mii ki nga xamante ni si moom lañ koy defal il est spécial loolu mooy xidma moo ko wuutale ak une activité ordinaire une activité élémentaire xidma dafa am soubassement spirituel loolu moo ko particularisé moom xidma waaye gars yi lan moo tax àddina bii ñu nekk nii
soxla yittewoo philanthropie soxla yittewoo xidma soxla yittewoo dimbalante fraternité ak solidarité foofu la ñuy déparé gaañi jariñu li muy rëy 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 tey neex lool jariñu ba noppi di jariñe moo ko gën Sëriñ Tuuba dafa jariñu ba noppi wëlbatiku di jariñe duma ni sax di jariñe mais géeju njariñ la te la personnification de la xidma mooy maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine waande jàmbaar ja Cheikh Saliou Mbacké nit mës na nekk ci wetam di tagg maam Cheikh Fall naan Mbacké Balla ñun de ay Baay Fall lañu mu ne ko ak ñu nit de kon sëñ Saliou ci xidma la nekkoon li mu liggéeyal yàlla yépp ci diir bu gàtt bi Mbacké Balla ci xidma la nekkoon waande duñ fayam sëñ Cheikh Mbacké Gaynde Fatma mu baax ma ku ne xam na ni dafa révolutionner l'esprit universitaire ak la connaissance universitaire intellectuelle kooku it ci xidma la nekkoon waaw Serigne Sambay mu baax mi ci xidma la nekkoon jaare ko ci xam-xam Serigne Jili Mbay mu baax mi ci xidma la nekkoon jaare ko ci koom ak alal ak am-am wante dunyam foofu dañuy yéeg sa kaw Ababacar Siddiq mu baax ma mi nga xam ne li ko wuutale ak Seydina Omar nubuwa gi la toppee Rasulullah sallallahu alayhi wasallam nubuwa gi mooy le fait que muy prophète di yonent loolu la ko Seydina Omar bëgg maanaam toppe moo leen lii wante Seydina Ababacar dafa xeroon ci jëmmi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam moom yonent ak gént ak nubuwa ak alxuraan ak yooyu yoonam nekku ci moom jëmm ji la xeroon moom Seydina Ababacar Siddiq wante maam Cheikh Fall Babul Mouridine yoonam si nu Serigne Touba mel yoonam si li Serigne Touba def max la lu ko intéressé woon jëmmi Serigne Touba ji moo tax ba mu rëddee rëdd wa ni ku ko jéggi dem safara da koo jéggi ñëw ba si moom ni ko man du safara moo ma intéressé moo ñu liyee du àjjana moo ma intéressé moo ñu liyee li ma intéressé te liyee ñu mooy sama diggante ak yow doon gi nga doon sama wasila ma yaakaar la doon la wër boobu nag ni di la door a gis waande gars yi lu tax àddina soxla xidma lu tax àddina soxla philanthropie damay njëkke ni lan mooy philanthropie mooy bëgg doomu aadama ba jeex takk muy mbëggeel gu wér gu désintéressé naam mbëggeel gu désintéressé jafe na moom la sufiyanke yi di wër muy l'amour désintéressé moom maanaam c'est la beauté parfaite su ma mënee exprimer woon noonu muy l'amour désintéressé mooy bëgg ngir yàlla kese wante philanthropie mooy xër du ma ni bëgg xër ci doomu aadama ngir sàkk gi ko yàlla sàkk wante xër googu daf lay xirtal ci nga ñeewantal ko di dox ci ay yitteem suba ngoon couleur bu mu mënti am moo tax maanaam dafa reconnaissant à ton égard wala reconnaissant wul loolu sa yoon nekku ci yow daal da nga xër ci yàlla xër ci ab yonentam lépp lu tax ci ñoom da lay intéressé te mbëggeel googu day rogalaat ba wàcc ci sa diggante ak doomu aadama yi loolu mooy philanthropie ku bëgg yàlla bëgg jaamam ñi ku fonk yàlla fonk jaamam ñi bu dee mbëggeel ak fonkeel gi ngay woote dëgg la ci yow waaye action de développement ku ne xam na ko mooy lu jëmale am réew kanam lu jëmale askan kanam lu jëmale gox kanam lu jëmale quartier kanam ngay dox jëm sa di wax jëm sa ngir développement mën a samp ngir doomu aadama yi mën a tàqalikoo ak maanaam précarité ak chômage ak sous-emploi ak ignorance ak analphabétisme ak maanaam indécence des conditions de vie loolu mooy développement ay yoon da say jëm yoon wi ñu gën a xam mooy politique c'est l'art de gérer les affaires de la cité en vue de quoi? En vue de la développer et de lui faire oublier les affres du mal développement. waa xidma wax naa ko sànq dinaa si del si waat danoo nekk contexte bu doy waar
xam ngeen ni esclavage jaar na fi dinaa leen wax 8 motifs non 10 motifs yu tax àddina bi soxla philanthropie àddina bi soxla xidma fukki poñ laa leen di wax yoo xam ni moo tax àddina bi soxla philanthropie moo tax àddina bi soxla xidma poñ bu njëkk bi mooy esclavage l'esclavage gars yi jaar na fi ñu jël suñuy junniy ay centaines de milliers voire des millions de noirs le tort qu'ils ont eu c'est d'avoir la peau noire te moo ne joxuñu ko seen bopp teguñu ko seen bopp ñu embarqué leen yóbbu leen ci ay bateau yóbbu leen ñu peupler les plantations américaines tax na àddina bi naqat yi parce que Afrique tey bu soxlaa philanthropie ak solidarité ak dimbalante c'est parce que elle a été dépouillée de ses ressources humaines fondamentales. Esclavage jàll pendant plus de 3 siècles. Pendant plus de 3 siècles, 300 ans, l'Afrique a été victime d'esclavage et de traite négrière. Ñu jóge ci esclavage, premier point baa ngi noonu, dugg ci colonisation. Pendant plusieurs dizaines de décennies, l'Afrique a été victime de colonisation. Le motif diffus, c'était quoi? L'exploitation économique des ressources du continent noir. Ku ne xam na ni colonisation leen rek la woon bëgg a nax africains yi nangu li leen yàlla may moo xam ay nit ñu baax lañu wala ay ressources wala ñu transformer Afrique en marché en débouché international. ñett bi muy la première crise des 7 crises qui ont secoué le monde muy la crise énergétique baril de pétrole bi mu ngi daan jar $30 dans les années 70 yéeg na ba $174 dans les années 2008 bii ñu génn barigo pétrole mu ngi doon jar $174 quand le prix du transport des marchandises augmente le prix de revient des marchandises augmente moo waraloon les émeutes de la faim dans certains pays africains en général et arabes en particulier. D'accord. Donc pour ma barastiku crise énergétique joxe crise alimentaire joxe crise maanaam ñu jóge ci crise alimentaire dem ci crise spirituelle et morale jóge ci crise spirituelle et morale wàcc ci crise financière qui a débuté dans les années 2008 et qu'aucun spécialiste n'a vu venir jóge ci crise financière dem ci crise écologique et environnementale jóge ci crise écologique et environnementale dem ci crise sanitaire avec l'impérialisme du virus Ebola jóge ci crise sanitaire dem ci crise du terrorisme recolonisation de l'Afrique point d'interrogation. Ah oui gars yi nit mënoo gëm Sëñ Tuubaa ba noppi di ragal man maa ni ndax terrorisme bii bëgguñoo jël prétexte pour recoloniser Afrique man maa ko wax. Donc xidma ci yoonu murit ku ne xam na ni Sëñ Tuubaa wootewul tarixa wa sunnatahu insha rabbi ubayyan la wax ci muqaddimatul amda wa sunnatahu insha rabbi ubayyan damaa ñëw pour yeesal pour dekkal sunnay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam képp ku naan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah boo ko yëgee ak boo ko yëgul yépp ci man nga bokk man xaadim rasul damaa ñëw fekk yoon wi doon jëme ci yàlla pakk-pakk yi bare waa ji mu am ay lañset ay dëkk ay pont ay paaka yu kenn gisul man ma jël sepp yépp sànni balayewaat yoon wi taal lamp yi ni ku bëgg a jëm ci yàlla ñëwal sama loxo ngi nii ñu dem ci yàlla. xidma comme ni ma ko waxee sànq ci njëlbeen di un service particulier fait par un homme au cœur particulier consistant en une action particulière en vue de gagner la bénédiction l'agrément d'un être avec grand E suprême et particulier loolu mooy xidma waa ji booy xidma doo grève booy xidma doo ñaxtu booy xidma doo démotiver booy xidma da ngay boole ñu gis la ak ñu ñàkk laa gis
le problème de nos entreprises au Sénégal dinaa la ko wax tey mooy les travailleurs prennent le travail comme une punition et prennent l'entreprise comme une prison. Il faut prendre l'entreprise comme un lieu de divertissement et d'épanouissement et le travail comme une distraction. kon xidma moo joxe baatu xaadim rasul di grade boo xam ni kenn takku ko ku dul Serigne Touba xaadim rasul mu ngi koy wax parce que moom benn toor la am muy xër gu mu xër si rasulullahi sallallahu alayhi wasallam Serigne Touba dafa bëggoon rasulullahi ba jeex takk waaye gars yi Serigne Abdoulaye dafa am lu mu wax nee na bëgg ku mu nekk si yow bu ñoree ba mat sëkk dalay daal di moom donte aw fas la Serigne Abdoulaye nee na li nga bëgg dalay mujj moom la donte aw fas la moo tax Serigne Touba jël lépp jox ko yàlla jël lépp jox ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon xidma dafa am ay fondement temporel muy la connaissance nit mënoo ni da ngay xidma te xamoo li ngay def nit mënoo ni da ngay xidma te xamoo ki tax ngay xidma nit mënoo ni da ngay xidma te xamoo sens spirituel bi baatu xidma làmbool kon bala ngay xidma Sëñ Tuubaa nee na ne fais jamais rien sans savoir et une fois que tu es su mets ton savoir en pratique nga rikkuwaay bul def dara te xamoo li ngay def waane rikkuwaay bi nga xamee ba noppi nag sa xam-xam wëlbatiku soppi ko jëf maanaam ngay jëfe maam Cheikh Fall fu la góor deeti dabe passé ay rakka passé ay wax ju neex mais si jëf kenn dootu ko dab si jëf moom maam Cheikh Ibrahima Fall à part xam-xam boobu éthique l'éthique c'est l'esthétique du dedans éthique mooy beauté intérieure éthique moo lay jox le sens des responsabilités éthique moo lay jox la conscience professionnelle éthique moo lay jox la déontologie éthique moo lay jox nga xàmmee li nga moom li nga bokk ak doomu aadama yi ak li sa yoon nekkul éthique moo la koy xàmmeeloo éthique c'est l'esthétique du dedans loolu mooy éthique ginnaaw éthique la solidarité xam ngeen ni solidarité crise financière bii nga xam ni elle n'a pas fini de dire son dernier mot jeexagul tam commencé 2008 waaye gars yi murid yi nee nañu li tax crise bi am Cheikh Saliou Mbacké Khadim Rasoul walaay lampe bii su fi jugoon tey fii day lëndëm këriis dem gi mu dem moo dugal àddina bi ci crise financière ndax amul benn spécialiste bu mën a taxaw ni crise financière bi man gis naa ko muy ñëw amul kon la cause spirituelle et diffuse de la crise financière c'est la disparition de Cheikh Saliou Mbacké man maa ko wax beneen bi mooy voilà Michel Kandessu il a eu à diriger le FMI de 87 à 90 nee na c'est l'absence de solidarité dans la société occidentale qui a entraîné la crise financière Michel Kandessu moo ko wax c'est un économiste de renom international rikkiwaay bi nga xamee ni Sëñ Tuubaa projet de société bi mu indi mu ngi ko lal si nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla ak dimbalante muy xidma rikk ñoom de la leen manqué ba tax ñu feebar ñun du jeex si ñun du jeex si suñu projet de société du jeex si suñu doctrine fondement sufi bu xidma mooy doomu aadama bi dañ koy tarbiya c'est le niveau individuel de la xidma mooy nga waajal sa bopp wala ñu waajal la nga ànd ak sangu yu baax yi ñu tarbiya la tarxiya la tasfiya la nga mujj nekk al insanul kaamil ci kaw suuf al insanul kaamil mooy nit koo xam ni il est le médecin de sa société et non pas le virus de sa société il y a une différence nit ku ñu tarbiya tarxiya la tasfiya la tu deviens le médecin de sa société de ta société mais buñ la tarbiyewul tarxiyewuñ la tasfiyewuñ la tu deviens le virus de ta société kon fondement soufi xidma dafa laal ci soufisme imam Ghazali nu mu définir soufisme nee na soufisme maanaam tasawuf ginnaaw bi mu ne mooy yuqu diine
nee na tasawuf mooy xam-xam ak ragal yàlla xam-xam bu ànd ak ragal yàlla mooy tasawuf loolu imam Ghazali wax. Le soufisme découle de la juxtaposition entre la connaissance et la crainte révérentielle de Dieu wala en Dieu. Donc yan exemple lañ mën a am ci xidma maam Cheikh Ibra Fall da daan dox Ndar maa ngi koy waxtaan ak directeur jiite da daan dox Ndar ba ci yàgg gis benn taawu mbalit benn jalu mbalit mu bari lool daa di boucher yoon wi tilimal foofu yépp mu jëli peel ak ngas ka daal di koy gas ba mu xóot mu suul mbalit mépp mbedd ma leer naññ da ko daan def ay yoon loolu ci xidma la bokk. maam Cheikh Fall moo wane Serigne Touba maam Cheikh Fall moo tracé autoroute xidma maam Cheikh Fall moo ko tracé. dañuy Serigne Touba bu ma ñëwoon àddina te gisuma la sa bàmmeel maanaam ki may seet bu ma ñëwoon jamono te gisuma ko raw doom rek doy na ma pour ma am li may wut ci moom. Serigne Touba ni ko ngalla ma man mi nga xam ni bu ma ñëwoon gisuma Rasulullaay salaa salaam xam ni suuf sii la daan dox asamaan si moo ko daan tiim. man xaadim rasul ma am li ma bëgg loolu mooy yitte mooy pas-pas mooy passeef gars yi ku la raw ci yàlla dalaa ëpp yitte dalaa ëpp pas-pas dalaa ëpp passeef pas-pas guum gi ngay dugal ci teen bi pour am ndox bu amul ay fas da ngay sonn sa loxo day dagg sa loxo day lakk mais fas yi ngay fas buum bi moo lay tax a am la ngay wut mooy pas-pas yitte ku ne miin na ci kàddu sëñ Muntaxa mënta wax te waxul passeef mënta wax te waxul yitte ku ne miin na ci kàddu sëñ Bass Abdou Khadre mënta wax te waxul Pastef foofu la mbóot mi nekk da ngay nangoo liggéeyal yàlla ci jaam ñi te ànd koog yitte ànd koog pas-pas ànd koog Pastef gumba tax lu loolu mooy xidma mooy yéegee góor yàlla ci yàlla xidma mooy tax nit yéeg ci yàlla xidma mooy corde bi nga xamante ni ci góor yàlla yi ci lañ jafandu pour àgg ci seen borom xidma moo leen koy may. wolof nee na kenn du jëf ba raw la nga fas yéenee wax ba dab ko loolu la wolof wax nee na nit du jëf ba raw la nga fas yéenee wax ba dab ko amul kon jëf rek a takku maam Cheikh Fall nee na maa ngi xaar yomal xiyam fu yàlla suñu boroom di faye wax bàyyi jëf kon l'idéologie du bayfalisme ñaar la mooy tudd yàlla ngir yàllay kese ak di liggéey ngay joxe ngir yàllay kese loolu moo tënk yoonu Baay Fall sikar yàlla di tudd yàlla ngir yàlla kese du ànd ak benn ngisal li muy sew moom ngisal kenn du sa gis ay trasam wande wëlbatiku nag di liggéey loo am joxe ko ngir jëmm yàlla loolu mooy xidma Sëriñ Tuubaa nee na murit mooy ki nga xam ni foo ko gis muy dox rek bu laaj si sàkku ngërëmal yàlla la nekk kooku mooy murit voilà donc 5 minutes moo ci des malheureusement du ma mën a détailler lépp li ma préparé woon bare na mais temps bi moo doy war Xelkom ay junniy doomu aadama juróo ci kenn juróo ci baayu kenn juróo ci yaayu kenn nga jël leen yore seen habillement yore seen éducation yore seen hospitalisation yore seen nourriture yore seen maanaam seen boisson lépp nga yor ko ngir jëmmi yàlla kooku mooy Cheikh Saliou Mbacké Khadim Rasoul nee na sama Xelkom ji donte benn doomu aadama moo ci defaroo man jàpp naa ni Serigne Saliou am naa la ma doon wut la ma bëgg am naa ko man maa toog nii benn paa ñëw ñetti doomam bam leen ko joxee la gëj a xam ci ñoom dara ñu mokkal alxuraan mu dem di leen jëli di gërëm sëriñ bi maa ngi toog mais sëñ Saliou di bind nii góor gi di wax bay jooy mais bul foog ni sëñ bi siggi na xool ko wala rafal na li muy bind max la lu tax yàlla rek moo taxoon mu di ko def na ko jeex na moom mii taxaw di ko gërëm taxul woon mu di ko def kon du ko impressionné pour aller vite beneen exemple bi mooy sëñ Cheikh Mbacké Gaynde Fatma dimbali na jaam ñi yeesal na xam-xam tax na nit ñi allié temporel ak spirituel ndax nit ñi dañ daan jàng rek foog ni voilà li sama turandoo Cheikh Ablaye Dieye daan wax nee na dañoo teg ndab li ñi seen loxo set sukk ñi seen loxo setul sukk ñi seen loxo setul am fitu nii ana ñi seen loxo set ñu ni ñu ngi nii ñu ni jug leen ñoom it ñoo am doy di ak ñàkk fayda daal di jug bàyyee ndab li ak ñi seen loxo setul kon maam sëñ Cheikh Gaynde Fatma dafa bëggoon nit ñi conscient xam ni nekk taaliba Serigne Touba du takku max tuuma kese nekk taaliba Serigne Touba du naan café Touba kese nekk taaliba Serigne Touba du jàng xasaayit ak alxuraan kese déedéet képp koo xam ne foog nga ni yoonu murit mooy jàng xasida ak naan café war nga Serigne Touba maa ko wax
li ma bëgg mooy murid yi nañu jël seen responsabilité te xam ni dañoo war a participer réew mi kenn moomu ko waa li ñuy wut si jiite mooy jàng ak jub ñoom am nañ ko lu tax du ñu jiite foofu laa waxe il faut inciter et inviter les mourides à participer à la vie citoyenne. C'est un devoir, ce n'est pas une option, c'est un devoir et une urgence même. Pour aller vite, les défis à relever par les mourides dans le cadre de la khidma mooy dañoo war a approprier wu enseignement wu Serigne Touba yi jël projet de société bi mu bind si Matlabul Fawzayni approprier wu ko doon ay dëgg-dëgg taalibe Serigne Touba ba noppi nag am gis-gis bu sore am Pastef ak yitte si li ñuy sàkku duma ko mën a développer heure bee jot. Matérialisation systématisation xidma mooy daayira yi mais ku ne xam na ni daayira yi mais sëñ bi daayira yi c'est un trésor mouride mais daayira yi ce n'est pas rien mais daayira yi ay regroupement de personnes la yoo xamante ne si ils sont constitués de la bonne graine. daayira yi ay ñu jub ñoo ci nekk ay ñu ragal yàlla ñoo ci nekk ay xale yu am jom ñoo ci nekk ay xale yoo xam ne ay mbuusu ndaw yu ñu def yàpp mag la tubaarkàlla macha allah yàlla bu leen yàlla catu kon daayira yi lañ war a jaar pour renforcer xidma pour may doole xidma pour taxawu xidma pour maanaam nit ñi mën di ñeewantal doomu aadama yi di leen dimbali benn domaine agricole communautaire rek boo ko jëloon dénk ko benn daayira mu sotti damay wax ci samay article ni leen il nous faut passer des écuries de lutte aux écuries agricoles soxlawuñu ay écuries de lutte ay écuries agricoles lañu soxla pour vaincre l'autosuffisance alimentaire en riz kon li may wax foofu rek mooy daayira yi nañ leen recenser nañ leen formaliser nañ leen répertorier fu daayira nekk ci réew mi Mouridia sëñ Saliou moo ma ko jàngal Mouridia dañ ko da leen a war a xam soytu leen encadrer leen dénombrer leen recenser leen formaliser leen ngir ñu mën a am ay subventions ngir ñu mën a am ay ONG ngir ñu mën a am ay activités rémunératrices yaa ngi dégg ngir daayira yooyu mën di dundal koom te xam naa ni lu fa ñore ak lu fa doon xéewal mais si jaam ñi la jëmaat kon systématisation xidma dañ ko war a jaar ci daayira yi former leen financer leen formaliser leen identifier leen encourager leen motiver leen dynamiser leen accompagner leen kenn du daayira yi waa ji bu la bon tëwee àndal ak nit ku bon bu la baax tëwee àndal ak nit ku baax jaaykatu parfum rek boo yàggee ànd ak moom bu yàggee dañuy foog ni yaay jaay parfum ji kenn du daayira yi kon sëñ Touba li mu wax rek xam naa ni temps bi ndeysaan moo xaw a cate na li ma bëggoon a wax bare na waaye yàlla sedd na ko wande dinaa leen wax rek yàlla suñ borom nee na ci xadiisul xudsi man yàlla bu ma gërëmee dinaa barkeel te sama barke amul fu mu yem te barke boobu mooy finalité xidma mooy ngërëm loolu mooy finalité xidma te ngërëm li day jur barke sëñ Fallou mu baax mi da daan naan barke de ju jëmm mais jëmm ju mu dugg ñu xam ne mu nga fa loolu la sëñ Fallou Mbacke mu baax mi daan wax barke du jëmm mais jëmm ju mu dugg ñu xam ne barke ngi ci jëmm ji kon xidma day waral ngërëmu kan yàlla bu yàlla gërëmee rek barkeel te sawaay boo amee barke nag di nga xam ne am nga lu ñi amul barke amul am nga ko te doo seen morom doo yem ak ñoom xam naa ni temps biñ ma joxoon jeex na wante damay wëlbatiku rek di leen dénk ñetti mbir li sëñ Bass Abdou Khadre mu baax mi di wax naan xam ngeen ni màggal cérémonie officielle bi programme de développement la loolu laa bëgg ngeen xam ko gis nga réponse u xalif bi si màggal gi c'est un programme de développement foofu dégg naa sëñ Bass mu ni je parle sous le contrôle de sama sëriñ sëñ Cheikh nee na ñett yi ku ko amul lu mu jar na nga ko wuti pour am ko te boo ko amee na nga ko denc mooy bu la kenn moom ku dul yàlla mi la sàkk bu la leneen wala keneen moom mooy liberté murit da ngay libre ñaareel bi mooy indépendance mooy li ngay dunde rikkuwaay na jóge ci saw ñaq te xale bu bëgg a am barke
del xidmaal say waajur di xidmaalal sa sëriñ di xidmaalal jaam ñi ngir jëm yàlla ku sa ndey ak sa baay gërëm sa sëriñ gërëm la yàlla gërëm la waaye yaa ngi àjjana te deewagoo. kon liberté ak indépendance ñetteel bi mooy nga am fayda nag ñetti F yi fit fulla fayda yàlla du ko jox kenn boo demee ci magasin yi ci kaw amu fa yàlla du may kenn fit du may kenn fulla du may kenn fayda yaa koy wutal sa bopp loolu mooy ku la warta xamal bum la xamal ku la warta yàpp bum la yàpp na nga ñage sa bopp nga xam ni yaakaaru sëñ Touba kenn du ko tas te yéen étudiants yi ay yaakaari sëriñ Touba ngeen li ma wax bu dee dëng na ci man mii la bu jubee ndimbalal yàlla la maa ngi ñaan yàlla képp ku fi teew yàlla na yàlla faj sa aajo yàlla na la sëñ Touba boole ci yaakaaram ndax yaakaaru sëñ Touba du tas sëñ Cheikh ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm docteur Guèye ak docteur Cissé sama naataango yi mention spéciale sëñ Saliou Diagne sëñ Ablaye Ndour ak confédération bi yëpp jëwriñ ji xamante wuñu mais maa ngi koy gërëm di ko encouragé di ñaan yàlla suñu borom mu dimbali ñu dolli leer ak yërmande sëñ Saliou Mbacke ak magam yi ak rakam yu baax yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu aouzu billahi min alsheytan arrajim bismillahi arrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qadimihi wa sallama taslima bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu ba gën a tedd di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di am mbégte lool ci teew gi ñu fi teew ci dëkk bi di Thiès nga xam ne yàlla dogal na nun fi la ñu defee lycée muy lycée El Hadj Malick Sy 6e ba terminal fi lañ ko defee te yàlla dogal na bi ñuy def 4e ba bi ñuy def terminal daayira élèves yi nekkoon ci lycée Malick Sy ñun ñoo ko jiite woon te ma sant yàlla bu baax ci loolu mu ñu xéewale bañ tàggatoo ci ba ci la ñu tàggatoo ci nu ñuy liggéeyal Serigne Touba nu ñuy gëstoo ci njàngalem Serigne Touba nu ñuy tasaaree njàngalem Serigne Touba loolu lu ci bari suñ ci jéem dara fii lañ ko jànge ci daayira lycée El Hadj Malick Sy kon ñu amaat mbégte lool ci dellu si fi tey di participer ci jataayu xam-xam bi nga xam ne Mawahibou Akyasi moo ko taxawal di ci sant suñu borom di leen ci sant ci boole gi ñu ci boole ndax ku la boole ci liggéeyal Serigne Touba moo la dimbale kon ñooñu dimbalee ñu mën a teew fi ànd ak yéen liggéey bi ci weccante ay xalaat ci lu jëmale kanam liggéeyub Serigne Touba bi lu jëmale kanam taalibe yi maa ngi sant bu baax a baax Serigne Abdoulaye Dieye ci docteur Abdoulaye Idrissa Dieye ci nii mu indee thème bi li may njëkk a tàmbalee sax mooy sant panel bi jiitu ci thème bi ñu indi ak leeraay ak jotal gi nga xam ne thème boobu jotal na ko maa ngi ci sant bu baax a baax docteur Fallou Mbacké Cissé ak docteur Cheikh Gueye ak ñi nga xam ne àddu nañ ci ñëpp ci thème boobu kon ni docteur Abdoulaye Idrissa Dieye indee thème bi yaakaar naa leer na naññ wax na ko ak passion ak pas-pas ak ngëm-ngëm ndax ku ko gis ni muy doon waxe xam ne li mu doon wax lu mu gëm la lu mu xam la kon loolu ñoo ngi ko ciy ndokkeel kon laytaayal na bu baax a baax waxtaan wi ci anamuk définir na lan mooy xidma leeral na ko indi na ci ay exemple ndax yaakaar naa définition yi gën a wér ci définition mooy buñ la teg baaraam ne la lii mooy xidma wax na fi maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine ni mu ràññikoo ci xidma tudd na fi Cheikh Salihu Mbacké tudd fi Xelkom tudd fi sëñ Cheikh Mbacké Gaynde Fatma sama turandoo tudd fi yeneen exemple yoo xam ne tax na ñu gën a xam lan mooy xidma tax na ñu mën a teg suñu baaraam ci lan mooy xidma man fi may jëmale sama kàddu moo di ne damay mottalante rek ak moom ndax ginnaaw panel la boo xam ne
benn thème bi la ñuy waxtaane angle bi may jëmale sama kàddu moo di jéem a wax ci lu ci sunu kanam ci ay proposition ci nan lañ war a mën a jëfandikoo xidma ngir xidma gën a mën a jariñ sunuy jegeñaale waaye jariñ suñ réew mi yépp jariñ àdduna bi yépp ndax xidma man ñaare noonu laa koy tënkee mooy liggéey ak def loo xam ne dana la njariñ yow sa jëmmi bopp waaye dana jariñ say jegeñaale ak say bokk waaye dana jariñ société bi yépp noonu man lay définir xidma ci tënk kon poñ bi may njëkk a tudd ci li nga xam ne ay proposition la wala nan lañu war a def ba gën a jariñoo xidma li ma ci jiital mooy wàllu infrastructure xam ngeen ne yaakaar naa bokk na ci projet yi nga xam ne projet xidma bu dëgër bu rëy te yoonu murid taxawal ko mooy projet jumaay Touba ji te li lal projet jumaay Touba ji bi ñu ko daataa def mooy raay bi nga xam ne moo jóge Jurbel ba Touba te tubaab yi newoon mënta ñàkk ngir ñu mën a tabax jumaa ji ndax suñ ko defutoon duñ mën a tabax jumaa ji Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim di ki njëkk ci xalifa yi Cheikhul Khadim yi mobiliser yoonu murid yépp ñu gas raay bi tubaab yi sax dañoo exiger woon ne dañoo war a sàkkal salaire taalibe yi waaye taalibe yi ku ne xam na yitte ji ñu defoon ci liggéeyub Serigne Touba projet Serigne Touba boobu di jumaa ji tax ñoom ñëpp ñu ànd ceeg cawarte goo xam ne tax nañu gas raay bi ci diir bu gàtt te jamono jooja ci Afrique yépp amul benn projet bu toll noonu bu benn africain mas a taxawal bu toll noonu Cheikh Moustapha mobiliser taalibe yi ñu taxawal projet bu mel noonu loolu nag war nañ ci jànge saa su nekk ndax ab leçon la boo xam ne war nañ ci jànge saa su nekk ci infrastructure bépp bu ñu war a taxawal dëgg la jumaay Tuubaa ji moom ni ngeen ko xamee saa su nekk ñu koy yeesal ak di ko taaral ak di ko yokk te lépp ci projet xidma lay dugg taalibe yi ñoo ci dugal seen loxo ci njiital xalif bu fi nekkal Serigne Touba tax ñu mën a réaliser liñ ciy réaliser loolu dem na ba ci jumaay Ndakaaru ji loolu nag dañ ko war a gën a yaatal ci yeneen infrastructure d'utilité publique par exemple dégg ngeen ñuy wax autoroute à péage Ila Touba nga xam ne financement yi ay milliards yu bari la ñu leb ko wala ñu koy leb te bari na ñoo xam ne sax dañuy ŋàññi projet boobu ne loolu wërta nekk priorité te financement bi dafa bari ba mu ëpp dafa cher ba mu ëpp réew mi àttanu ko loolu lépp am na ñu koy wax jàpp naa ne projet yu mel noonu te loolu dama ci interpeller gouvernement bi di ci interpeller yoon wi war nañoo mën a nos ko nosin woo xam ne niñ defoon ci hôpital Matlaboul Fawzeyni ci Touba nga xam ne taalibe yi ñoo ko financé à hauteur de plus de 6 milliards de francs CFA gouvernement bi ñëw indi apportam ci indi personnel ak gestion di ko gérer projet boo xam ne laal na Touba war na ko mën a gérer ci noonu wala boog partenariat bu mel noonu war na ci mën a am wàll wu rëy kon jàpp naa ne autoroute Ila Touba boobu pour wàññi wala réduire coût yi waroon nañoo mën a mobiliser yoon wi ginnaaw lu jëm Touba la te lépp lu jëm Touba ñun war nañoo jàpp ne liggéeyu Serigne Touba la taalibe yi waroon nañ ci mën a gouvernement bi ñu koy nos waroon nañ ko defee noo xam ne xidma waroon na ci am wàll wu rëy ci niñ koy taxawale ba nga xamante ne dana mën a wàññi coût yi te loolu njariñul Sénégal yépp lay doon kon foofu jàpp naa ne ak bépp projet d'infrastructure bu ñu war a def war nañ cee mën a bàyyi xel loolu xam ngeen ne Touba ndox problématique bu rëy la fa muy ndoxum qualité muy ndoxum mu doy ba am na projet yoo xam ne ñi ngi ko doon tudd muy jële Lac de Guiers canal di Kayor wala canal di Bawal wala yu demee noonu yooyu yëpp ay projet la yoo xam ne suñ mobiliser woon yoonu murid taalibe yi te jaare ko ci xidma danañ mën a koo taxawal te loolu dana mën a wàññiku yi wàññi goo xam ne dana tax mu woyof ci bopp
état bi te loolu yaakaar naa taalibe yi ñoo ciy njëkk a sawar ñoo ciy gën a sawar ndax lépp lu jëm Touba moom faaw ñu sawar ci kon loolu jàpp naa ne ay piste la de réflexion yoo xam ne dama koy ubbi ngir ñu ci bàyyi xel projet bu ñuy nos ñu bàyyi xel xidma ci boppam nan lañ ko war a jëfandikoo ngir mën a saytu projet yu mel noonu li ma ciy teg itam moo di juróom benn at ci ginnaaw 2011 invité woon nañ ma benn émission RTS point de vue ci lu jëm ci wàllu màggal gi ma proposé woon ci à l'époque ne war nañoo ni nga xam ne Màkka dañuy tëral taxe du pèlerinage nga xam ne pèlerin buy dugg Màkka am na alal jooy joxe joo xam ne moom la ñuy dajale muy ay milliards ñu ciy investir ci Màkka ak Medina fi ujaaj yi dem di ko yeesal di ko defaraat di ko yaatal lu mel noonu war nañ ko mën a def Touba ci màggal gi xëy na du tudd taxe mën naa tudd addiyey màggal imagineel ñu defoon addiyey màggal 1000 francs murit bu nekk buy màggal si fexe ba joxe 1000 francs ñu gérer ko anam goo xam ne taalibe bu dellu si da nga gis fañ ko investir loolu xaalis bu baree bari la mën a rapporter mën a feeñ bu baax a baax ci Touba ci ay defar ay yoon ci defar liggéey ci wàllu ndox mi ci yaatal wàllu électricité ci dimbale néew ju doole ci dimbale daaray alxuraan yi addi màggal boobu suñ ko taxawaloon muy ñaar téeméer sax mën naa nekk 3 milliards ci màggal gu nekk loolu war naa mën a am fu mu féete dëgg la am na initiative bu nuru loolu muy Touba ca kanam muy initiative bu ñuy encouragé di ci rafet njort di ci yaakaar ci ne suñu borom dana ci def xéewal ak barke ba niñ koy saytoo mën a yemb waaye daal idée bi rek mooy loolu mooy baatu xidma nangoo joxe ngir yàlla ngir ñëpp jariñu loolu war nañ koy gën a mën a nos di ko gën a mën a jëfandikoo di ko gën a mën a jariñoo li ma ci tegit mooy ci wàllu jàng ak jàngale xidma mën naa appliqué wu ci wàllu jàng ak jàngale xam ngeen ne milieu jàng ak jàngale lañ nekk muy milieu universitaire bari na ci yoonu murit ñuy jàng ba am diplôme yu kawe yu sori waaye bari na ci ñoo xam ne danañ am potentiel danañ am xel mu neex waaye li leen di gàllankoor mooy moyen tey yoon wi waroon naa fexe ba am fonds boo xam ne dañuy sos ay bourse d'excellence yoon wi di ko financer borom alal yi di ci dugal seeni xaalis di ci dugal seeni contribution fonds boobu képp koo xam ne da ngay jàng wala ngay def recherche wala nga bëgg a def ay doctorat wala nga am ay bourse yoo xam ne da ngay dem njàng mu sori moo xam ne yoon wi mën a am fonds boo xam ne dañ la ci mën a jàppale ngir mu nekk bourse d'excellence boo xam ne dana tax ñu gën a mën a jàppale ñiy jàng ñiy gëstu ñuy mën a jàng yu xóot imagine rek traduction diggante français ak arabe diggante anglais ak arabe niñ ko manqué lee ci yoon wi ak niñ ko yittewoo ndax téere Serigne Touba ku ne xam na ne ci arabe lañ ko def téere yu bari yuñ bind ci arabe lañ ko def te message Serigne Touba bi dafa war a tasaaroo te li koy gën a tasaare mooy ñu traduire ko fidèlement ci yeneen langues yi loolu kon soxla nañ ñu mën a financer ay étudiants wala ay chercheurs ñu mën a jàng wala njàng mu xóot mu sori ci wàllu traduction loolu su ñëwee mën a jariñaat yoon wi yaakaar naa loolu xidma gënu ko rëy ci yoon wi ak ci borom alal yi nekk ci yoon wi ci wàllu social xam nañ ne doon nañ ko fi wax léegi Sëñ Abdoulaye tudd na ko muy wàllu solidarité dimbalante mu wax ne crise li ko gën a mettil crise financière li ko gën a mettil mooy ñàkk solidarité ku ne xam na ne yoonu murit yoonu solidarité la yoonu dimbalante la néew ju doole soo demee Touba néew ju doole yi ña nga fees dell kër sëriñ si ku fa indi àddiya sëriñ bi tasaarewaat ko ci néew ju doole yi loolu di solidarité agissante boo xam ne mi ngi dox de manière naturelle ci yoon wi waaye nag jàpp naa ne war nañ ko gën a mën a formaliser war nañ ko gën a mën a organiser ci anamu taxawal ay organisation yoo xam ne ci wàllu social rek la ñuy yëngatu ndax fi mu ne tey ci Sénégal yépp su
jéye amee muy incendie muy mbënd muy problème bu rëy bu man doon ñi ñuy xaar di leen yaakaar muy ay ONG international wa ay Croix-Rouge ay Croissant-Rouge wala ñu jóge bitim réew en tout cas ñoom la ñuy gën a xaar ci ñu dimbale ñooñu loru yoonu murid nag jàpp naa ne tey àgg nañ fu ñu war a amee organisme boo xam ne dañ koy financer borom xaalis di ci def seen alal xalif bi di ci def alalam yoon wi di ci def alalam ba néew ji doole yi ñu mën leen ci dimbale di leen ci mën a jàppale ci dund di leen mën a jàppale ci taxawal ay projets yu leen génne ci ndóol te loolu mën nañ koo def non seulement ci mobiliser addiye yi waaye mobiliser azaka mobiliser waqf ak yu demee noonu loolu kon jàpp naa ne itam lu ñu war a mën a capitaliser la ci xidma ngir mu mën a amal njariñ ñëpp te suñ defoon organisme bu mel noonu nga xam ne suñuy dimbale biir Sénégal nga xam ne dañuy ami matelas ami tente ami mbàjj ami lu bari loo xam ne képp koo xam ne yaa ngi ci Sénégal soo amee jafe-jafe nga gis leen nga xam ne bii organisme yoonu murid la ñuy dimbale te suñuy dimbale duñ ci seet kii murid la kii tijaan la kii chrétien la loolu bokk na ci li gën a mën a tasaare message Serigne Touba gën a mën a nit ñi gën a mën a yëg ne xidmakat nii lay doxee ñu koy dund te loolu dara gën a ko mën a tasaare ci njàngalem Serigne Touba loolu yaakaar naa moom it bokk na ci li nga xam ne war nañ cee di xalaat yaakaar naa waxtu mi ngi sori fi may jeexale kon moo di ne finance islamique bëggoon naa cee wax ndax xidma itam waroon naa tax ñu mën a fexe ba taxawal ay banque islamique assurance islamique Touba ñu war a mën di financer petite et moyenne entreprise yi di war a financer artisans yi di war a financer baykat yi ndax ñooñu ay métier la yoo xam ne yoonu murid loolu fees dell te war nañoo yëg ne am na ay structures yu yoon wi taxawal yoo xam ne dana leen di jàppale ngir régler chômage ndaw ñi chômage jigéen ñi et cetera et cetera loolu itam bokk na ci li ñu war a xalaat li may jeexale mooy am na concept bu may xalaat toujours ma partagé ko ak yéen mooy xam ngeen journée xasaayit bari na xew na am na solo lool ndax bari na nu muy mobiliser ndaw ñi ci jàng xasaayit ci yëngutu ci mbiri sëriñ bi lu am solo la jàpp naa ne war nañ cee boole itam journée xidma muy doon bis boo xam ne dañ ciy boole njàngum xasaayit njàngum alxuraan muy jaamu yàlla waaye di ci boole njàngalem Serigne Touba nga xam ne di ci développer ay thèmes waaye di ci boole activité yoo xam ne day amal njariñ société bi muy don de sang muy bale gox bu ñu ko def ñu fexe ba setal foofu ñëpp jariñoo ko muy yoon ya fa jege yëpp ñu fexe ba setal ko kuy murit ak ku dul murit di ko jariñoo fexe ba itam journée yooyu ñu di ci mobiliser ay fonds yoo xam ne di ci financer ay ndaw ñoo xam ne dañoo nekk ci chômage wala te jàng nañ seen métier ba man ko ñu mën leen di financer ñuy mën a démarrer ay activités génératrices de revenus imaginez ab tailleur boo xam ne jàng na métier am tailleur ba man ko te amul lu mu jënde machine ñu sos journée xidma ci koñ bi mu ñëw ñu xam identifier ko jox ko lu mu jënde machine u ñaw loolu dara gënu koo rëy ci xidma kon journée xidma war nañ ci réfléchir conceptualiser ko te xool nuñ koy mettre en place ni nga xam ne noonu la journée xasaayid yi doxe muy journée boo xam ne daal philosophie xidma ci boppam dañ ko cay dund muy jaamu yàlla jàng waaye jariñee loolu kon moom laa doon jeexale sama kàddu di dellu di gërëm ñëpp di sant ñëpp xanaa jaar ci baytu Cheikhul Khadim wi nga xam ne moom la wax wa aghrina ya rabbana bil xidma lil muslimina abadan wa rahma wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh